يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا لخير البرية فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا لخير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول النبي الأمين عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلوات والتسليم، ورضا الله الخالد عن سيدنا وشيخنا وممدنا ووسيلتنا أحمد ابن محمد التيجاني، نفعنا الله ببركاته وفيوضاته وأنواره الربانية العرفانية، ثم رضا يتبعه عن سيدنا وشيخنا وجدنا المجاهد الأكبر ذي الصيت الأشهر، كما تعود السيد الوالد الحاج عبد العزيز الدباغ أن يدعو به الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه، وإلى روح جدنا وشيخنا وخال جدنا وشيخنا وسمينا السيد الفاهم يروبيله، وإلى جدنا وشيخنا العارف بالله والقطب الغوث الشيخ الحاج مالك ابن عثمان رضي الله عنهم جميعا، وعن جميع أولياء الله تعالى الصالحين، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi yëkkati suñu kàddu nañ ko baaxoo defe rek ci ndigal li bawoo ñu ci suñu mag, suñu sëriñ, suñu soppe al cheikhul xalifa al sayid Aboubacar najdul aarif billah al cheikh al xaaji Mansour radiyallahu taala anhu, wa an samiyihi al cheikh al xalifati saaxibu al anwaari wal asraar والنفحات والفيوضات والبركات، وعن أخويهما الكريمين الفاضلين العارفين بالله الشيخ الحاج عبد العزيز سي ابن الشيخ الحاج مالك، والشيخ الحاج محمد الحبيب شيخي ووالدي ابن الشيخ الحاج مالك رضي الله عنهم جميعا. mbokk yi, ni ma ko waxee rek ñu ngi koy yëkkati moom muy kàddu yi di ko teg ci ndigal lañ ko daan tege rek ci santaaneem muy xalifa bi ni ma ko waxee, yëkkati ay nuyoo yu sell yu tedd di ko jëme ci mbooleem ñu dëkk réew mi ñépp ñu ngi leen di nuyu, di ci jiital nag kilifay lislaam bi, wala boog ba tey kilifay diine ji, di ko dale ci suñu mag, suñu doomu baay, suñu soppe al cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke najd al aalimi al allaama wal xibri al fahaama aw al xabri al fahaama عمنا وشيخنا
الشيخ محمد البشير مبكي وإذا سمحتم أن تكون لي وقفة قصيرة أوطد بها هذا الحديث يتوقف عن الشيخ محمد البشير مبكي قليلا. suñu wayjuru tedd woowu nga xam ne mooy wayjuru xalifa bu tedd ba ca Touba di Cheikh Mountakha Mbacké di suñu doom baay di suñu mag ñu ngi koy nuyu moom xalifa bi Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour rakkam di doomu baayam di soppeem di nuyu itam mbooleem njabootu suñu maam Cheikhul Khadim Cheikh Seyd Ahmad Bamba di ñaan yàlla tolluwaay bi ñu toll fii ñu toll ci fan yi ñuy dëgmal muy 18 safar yàlla dolli ko jàmm dolli ko mucc dolli ko xéewal dellu ko teraanga ak mbooleem ku di jullit ci réew mi ak mbooleem ku dëkk réew mi. Cheikh Seydou Mouhamed Mountakha sëriñ baa ngi koy jagleel ngërëm ak cant yu am fu mu dalee amul fu mu yem ndax taxawaayam bu rafet ci réew mi ak mbokk gi. ñun ñëpp ñoo bokk fekke gis gu ànd ak naweel ak wegeel ak mbégte kontante li mu def ci participation ci jumaay maamam Cheikh Al Hadj Malick 100 millions de francs la génn joxe ko kooku nag nekk na lu rëy ci njuréel ci bokk ak bokkoo ak mbokku dana am bokkoo xaw jafe tuuti ba tax na sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm dafa koy yeesal rek mais wax na ko waxaat ko sëriñ baa ngi yëkkati ni yooyu sell jaarale ko ci suñu làmmiñ ñu di ko jëmale ci Thierno Bachirou Tall tey mooy Cheikh El Hadj Omar Fouti ci xaqiqa ak ni yoon yu tëdde di ko bëgg sëriñ bi lool waaye sëriñ bi itam seex ci cofeelam ndax sëriñ bi bu ñu fàttali maam Seydou Nourou ko jox tariqa bi gën naa nekk ndaw di jàng alxuraan ci moom yàlla ay Cheikh Ndiaye Mabé ay ba léegi maa ngi fàttaliku bi ko son pap moom sa jabal ne ko demal sa maam Seydou Nourou mu jox la wér. Thierno Madani Tall sëriñ baa ngi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal yàlla ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne taxawee na ko ci projet maamam bii di Cheikh El Hadj Malick muy jumaa ji tabaarakallahu sëriñ baa ngi nuyu di ziyaara bu baax njabootu Chérif Mouhamadul Habib At-Tijani bi nekk Pikine nga xam ne Chérif Abdoul Moutalib mooy xalifaam yal na yàlla dolli ko wér yàlla dolli ko mucc yàlla ñu ngi joteel itam cantam ak ngërëmam ci njabootu maam Limaamu Laay ku nekk gis na tànk ya mu dox si jaale ji magam doomu baay alxaaji Abdoulaye Thiaw Laay ngi gërëm bu baax a baax alxaaji Ousmane Ngom mooy xalifa maam alxaaji Rawxaan Ngom ca Paal sëriñ bi daal bàyyiwul kenn ni ngeen ko xamee rek démb bi may jël sama téléphone di wax ak moom yàlla xam na ne moom sax dana koy dama téye sama bopp rek ndax dama dégg lu rafet li xalifa Thiénaba bi wax ci moom mu rëy lool waxin ba jaar yoon rek ne ko bugguloo àdduna sëriñ Mbay yow bugguloo àdduna su fekkoon ne da nga bëgg àdduna dana am nu teeru bi mel kon daa fekk fii yëpp pees ak Saalib ba Cheikh waaye da nga yoolu su rek ñëw ne ko te dama te mu ne ko te ku dëggu nga ku ñeme dëgg nga mu ne ko yow mënoo def lu dul dëggu ak dëgg sax nga ci miin nga ko ñooñu jikko yooyu miin la miin sa jëmm ba soo bëggoon jàdd sax dootoo ko mën ne ko nag yégal ne maa ngi sawet rek xoolal wax yu rafet yi dafa neex ci xool ndax dafay rassurer réew mi di rassurer képp ku ko dëkk ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax doomu baayam rakkam Cheikh Mahi Niass famille yàgg nañu bokk lépp ndax maam alxaaji Abdullahi Niass radiyallahu anhu wa an ajdadina min as-salafi salihin moo tuddee woon Cheikh Alxaaji Malick Maodo moo baatu Maodo moo ko tuddee ndax dafa xam
baayam naam Ousmane te Cheikh El Hadj Malick dafa gane àdduna gannaaw demu baayam ñu ngi jotal nuyoo sëriñ bi ak i ziyaareem jëme ko ci suñu mag ja nekk Njaasaan di xalifa ba tey Njaasaan mooy Tiwaawan Tiwaawan ne Njaasaan ñu ngi koy yëgal itam sëriñ bi neen ñu ngi koy yëgal yabootu Cheikh El Hadj Abbas Sall ca Louga di ko yëgal xalifa ba tey Cheikh na Ahmed Tidiane Sall El Hadj Abdallah Cissé sëriñ bi nee na woon naa ko wax bu Hadj Majoor suñu doom la ku baax la mu nga Ndar ku yiw la ku tedd la alhamdulilah ñu ngi koy jotal itam njabootu sëñ Hadi Touré di xalifam ba fa nekk tey di doomu bàjjanam di doomu baayam Seyd Abdoul Aziz Touré min ar-rijal huwa min ar-rijal min as-salihin alxaaj Munir Njigan mooy xalifa alaaji Amadu Njigan ca Thiès ñu ngi ko koy yëgal di ko boole di ko ziyaara ñu ngi koy yëgal di ziyaara alxaaji Habib Kanj di doomu góor suñu baay Cheikh Kanj di sëtu maam Cerno Kanj bi nga xam ne moom Cheikh El Hadj Malick seen jëmm benn la woon ñu ngi koy yëgal Serigne Moustapha Sy Góora suñu doom bàjjan di xalifa alxaaji moo ko jël si du xalifaam waaye woy juram bi ko jur di soxna nag sëtu sama baay bi ma jur moo topp ci moom di suñu doom bàjjan waaye di ku baax di ku baax di ku baax di ku baax ñu ngi koy yëgal Abdoul Aziz Dieye expert comptable naan ko papa na nga ñëw namm nañ la bëgg nañ la gis nag ñu ngi koy yëgal Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu Madina Gounass kenn la ci góoru yàlla yi ndax papam noonu la mel nag njabootu Thierno Ahmed Baro ca Mbour Mouhamadul Mansour Cissé ca Pire di suñu doomu baay doomu mooy Alaaji Man Cissé Pire bu maam Abdou Cissé sëriñ baa ngi ko koy yëgal moom dafa di doomu baayam di rakkam waaye ñu tudde ko itam baayam sëñ Mansour Cissé ña ngi sëñ baa ngi ko yëgal suñu mbokku taaliba ya nekk jaamal ak Sokone yore daara tabarakallahu di sant bu baax a baax a baax doomam xaritam wëllëreem son excellence El Hadj Macky Sall président de la République du Sénégal et tabarakallahu boobu itam sëriñ bi ngi naw ay taxawaayam ci projet bi di ko ñaanal yàlla ni mu ñaanalee magam ji ma tudd léegi mu Cheikh Mountakha yàlla moom itam dolli ko fee yàggal ci barke alquranul karim barke Cheikh El Hadj Malick mi ngi nuyu mboolem parti politique yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak syndicats yi enseignants yi bàyyiwul kenn tabarakallahu di nuyu daaira yi di ci jiital daairatul kiram daaira bu yàgg la daaira la boo xam ne mag ña ko seqoon maa ngi fàttaliku dans les années 48 49 koo ci gis rek da nga naan xanaay kaw asamaan bi ndax leer ak takku ak dogu ak dëggu ak gëm bu bëgg yàlla wéetal ko waaye Cheikh El Khalifa bi nekkoon ci kuutaayel baayam Cheikh Seyd Aboubacar ak Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour bi nekk ci wetam di rakkam ak seen rakk yu baax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib radiyallahu anhu taxawaay ba ñu amoon soo leen gisee da ngay defe ne asamaan dañu jóge ndax mbaax ndax sell ndax yiw ñu leen di sant di leen gërëm ci ndigal li nga xam ne xalifa bi moo ko teg ci sama loxo sant ma ko ci ñoom ñu ngi nuyu di gërëm daairatul ahmadiya ak tijaniya bi nga xam ne ki jëkkoon nekk président ba mooy suñu baay alxaaji Biran Ngata Njaay mag ñu baax ñooñu nga xam ne li ma wax ci sama ñoom papa yi rek Abdou Koña Sall góor gi Abdourahmane Diop macha allah ak mag ñu baax ñi ñoo ko seqoon ñoom itam xam naa
ñu cëppeeloo ci Coskas ay jeunes waaye ay mag sax ndaxam ñu am détermination ñu am cawarte ñu am takku te mu ngi bëgg a yàgg nag ndax 68 ak léegi mu ngi bëgg a yàgg ki nekk ci bopp Coskas di suñu doom ju baax di ko soppalu di ko yiw ak ñam ko bokkal ñëpp nag muy Ousmane Samb dëkk Yoof ak ñam ko bokkal nag di sant itam imam yëpp al aimma mboolem ku di imam ci réew mi ak foofu mën a nekk sëriñ bi ngi yeesal cantam ak ngërëmam ak ñaanam jëme ko ci yow ak muqaddamu hadihi al tariqati tijaniyati di leen ziyaara ñoom itam di leen bégee di yeesal kóllëre bu ràppul benn yoon waaye yeesal fi lañ ko fekk ngi yeesal diggante bi di ko teg ci ni ko magam yu baax yi fi jóge daan yeesale fu ñu waxee askan bi waxee réew mi di sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo waa diaspora bi muy ñu nekk France ñu nekk Belgique ñu nekk Angleterre ñu nekk Espagne ñu nekk mboolem ci Europe ba ci Asie ñu nekk Italie ba ci Europe yëpp waa Norvège waa Suède waaw Belgique waxoon ak Sénégal yi ñu nekk Europe wala Afrique ak fu ñu mën a nekk ci goxu àdduna bi ak waa États-Unis d'Amérique ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu kenn ku ci nekk sëriñ baa ngi bége say taxawaay ci projet bi nga xam ne projet bu rëy la ci moom na mu rëy woon ci suñu bàyyu tedd ya Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu jumaa ji yu mu ñëwee Tiwaawan rek la ci daldi jublu di ko liggéey bi ñu yeesalaat nii tey defe naa benn at la am wala lu ci topp bariwul mu inauguré ko at mi mu ko inauguré ci la Mawlana Cheikh Abdoul Aziz radiyallahu anhu gane àdduna 1904 xew-xew bu rëy wax nañ ko ca la fa xew keroog góor gi macha allahu yàlla daf ko joxoon baat bu neex lool alquran ju rafet lool njàngin boo xam ne macha allah kenn jiituwu ko ci mudur yi ci xuruf yi ci gunna yi wala yëpp keroog mi ngi ubbee jumaa ji inauguré ko saar bu ci benn saar muy soratu Yaasin ba mu jàngee keroog jàng wu neex wa ànd ak teewlu ba Cheikh Hadj Malick moom fu mu toll mi ngi ak yàlla dafa demoon ba ñemewul jëmmam dafa ragal jëmmam ragal ga yàlla moo ni toll ci biir julli gi am na daal ñu yooxu yu metti ki ma ko nettali bàyyam moo ko nettali mag la woon bi ma ko waxee léegi war na mat 30 quelques années nga dëkkoon Pire nee na mu ne bàyyam waaw bi góor gi jullee ba pare nag nan la def ak yooxu yi mu ne daal bi mu jullee ba pare daal toog nag xëy na def bàqeer saale am na daal lu mu def daal di génn sans commentaire ma ne ko kooku moo mat kilif ñu ngi nuyu ba tey ci sëriñ bi de jamaatu nuur as sunniya te ka ca bopp ba di alxaaji Mouhamadul Muxtaar Cissé mooy président bi te mooy membre commission bi nga xam ne ñoo saytu mbirum liggéey bi góor gi wóolu leen ci
ndax mbir mi dari seen mbir ni mu nekk mbiru ñëpp ndax wa anna al masajida lillahi fala tad'u maa allahi ahada dañ ko dégg yàlla nee na jumaa yeeg jàkk yëpp waay bàyyi laa ne nag lu nekk yéen bàyyi leen ma loolu laa fi am yu neex yëpp yéen a ko lekk yu neex yi col yu rafet yi yeneen yi oto yi waaye nag man bàyyi leen maag jàkk yee jumaa yi lew na ma doom tabarakallahu li ca tofal commission bi ñii rek la ñuy tudd waaye bari nañu alxaaji Malick Faye moo topp ci moxtaar si ñu bokk liggéey bi di ko doxal ca na mu gën a mate na mu gën a rafete na mu gën a jóge di ca tofal alxaaji Abdoul Aziz Guèye moom itam mi ngi ci mbooloo mi di liggéey nu mu gën a rafet ak nu mu gën a mate ñoom ñëpp ñu bokk nekk bloc alxaaji Bokar Njaay moom itam ci la bokk alxaaji Famara Sill moom itam ci la bokk di collaborer nag benn collaboration bu dëgër bu sincère ak rakku sëriñ bi toog nii ci sama wet di maam Ousmane Sy di doomu baayam Mawlana al Cheikh alxaaji Mouhamadul Habib Sy mi nga xam ne moo topp ci Cheikh alxaaji Abdoul Aziz muy magam ak Cheikh Abdoul Aziz mii toog si moom itam di doomu suñu waajur woowu ma tudd Cheikh alxaaji Mouhamadul Habib mi nga xam ne mooy sama sëriñ bokk na ci comité bi en tant que ñi comme ñoo xam ne dañuy collaborer sang yi ma tudd léegi ci yore liggéey bi ndax liggéey Cheikh alxaaji ma képp ku yàlla baaxee ba mu nekk ci sa loxo texe nga amul benn werante texe nga ndax yàlla dafa gërëm Cheikh alxaaji ma te ku am ngërëmal yàlla loolu laal ci la mu yëngu am bokk ci ngërëm la te Cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour nee na wa man naala rida xaaza nawala mbokk yi waaye laaj Mansour Cheikhul xaw ma wax de maa ngi leen di xamal ni képp ko am ngërëm saxal sooy boo nga samp la nga doon wuti lépp ci sa yoon wi am nga ko daje nga ak moom bul dëppal bul avancé rida moom wa ridwaanu min allahi akbar waaw moom laa waxoon maam Alfahim ma yoro si moo magam ju baax ji di sama rakk nga bokk nekk si liggéey bi ak suñu doom ju baax ak Seyid Abdoul Hamid Sy najdul fadil bal bar taqi الصالح السيد عبد العزيز الأمين mooy doomu suñu mag ju baax ji suñu soppe ba di soppe ñëpp Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amin qaddasa allahu ruuxahu mu ngi sëriñ bi nee na mi ngi sant itam njabootu boppam di leen nuyu di leen ziyaara muy Papa Aïda muy taawu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ak Seydou Moustapha rakkam ak ñu foog Abdoul Hamid mi ñu tudd léegi ñu ngi nuyu di ziyaara itam di bëgg taxawaayu seen mag ñoom ñëpp di mag di taaw ci ñi doomu Sëriñ Babacar jur yi doom yi sëriñ Babacar ki doomu di mag ci njabootu sëriñ Babacar si ak njabootu Xaaji Mansour Xaaji Abdoul Aziz Xaaji Mouhamadul Habib te mooy Mansour Jamil ñu doom ju baax la ku am xam-xam la ku actif la ku bëgg lu baax la tudd naa Ahmada ndax ni muy taxaw ci daayira rek événement yëpp docteur Habib Sy xam nga Sidi Jamil njabootam yëpp daf leen ne ku ci xamee mu ne sëñ Mbaye sa baay luy xew ci ñoom rek dafa naan bu ma kenn wax dara sëñ Babacar ndax Sidi Jamil ki ko defal tarbiya ci wàllu yàlla mooy Cheikh Alxaaji Mansour radiyallahu taala anhu Cheikh Alxaaji Mansour man su ma duggee ci biiram damay dootuma fi nekk daal yaa rijaalallahi hubbu laysa gayrallahi rabbu
lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu sëñ Moustapha Sy moo ko wax dégg naa ko ci mu waxtaane ko ci benn band Cheikh El Hadji Mansour son papa Mansour moo ko yor na moo ko defal tarbiyam mu ne fa mu jaar yàlla néew a ko fa jaar moo ko defar nee na son papa Mansour ba mu nee nañ ko wol mag ñëpp wala ne Tiwaawan fi ñëpp sama ñoom papa Alaaji Abib soo di Njoogu Ñang sëñ Tijaan Si Mbër sëñ Amar Alaaji Modou ñëpp mu ne nañ ko fekk si jag saw fekk bu jógee Ndar rek wàcc rek fekk nee na papa Laaj Mbay ne góor gi Souleymane Diop na ma préparé fas wa ñëw rek mu dem mu fa demee ne ko demal Tiwaawan nga ne Abdou ak Habib ak ñi fa ak Njoogu Ñam ak sëñ Tijaan ñoom ñëpp nañ ma fekk si fii ñu ñëw rek ndeke dafa leen defal tarbiya sëñ Moustapha may wax nee na da ngay dem ba da ngay jaaxle leen dañ lay jox waar boo xam ne da nga ko war a bay ca jag saw suñ ci nekkee nekk ci ba sonn loolu war a mat 2 heures 3 heures 4 heures loolu ñëw defee na dafa naan jërë ngeen jëf tàllal loxo mu daal leen jox dog boo xam ne ku nekk am xaw yu defal ci leen nee na soo demee da nga naan man de góor gi dem ñaan laa doon seenu pour rek dem rek tëdd rek nelaw mu sant la ko nee na mu dem dëkk sori kër ga fu sori kër ga suy dugg fi mu def muy néegam dafay raam dugg guddi nag ngay dégg mu naan yéen ñi bëgg yàlla ubbi na marché bi ñu bëgg a dugg ñëw leen kenn du tere kenn te yàllaay joxe njëg ci ne la jënd ma loolu kawe na sëñ Moustapha Sy radiyallahu anhu nee na Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour daan na téye ñaari kurus di wér bépp loxo bu nekk dem dafay dem ci xaal ba naan yàlla woo ma wuyu la maqamul qurb fasjud waqtarib summa dana fatadalla yàlla woo ma wuyu fa loolu lay wax xaal jàpp ko mu yuuxu xëm yàlla jag saw radiyallahu taala anhum jamian wa nafaana bi barakatihim ngeen baal ma itam rek ma tudd de passage suñu taaw suñu lépp suñu jarbaat Cheikh Ahmad Tijani najdu cheikh al marhum Serigne Mansour Sy ibnu Seyd Aboubacar Sy borom daara ji tabarakallahu ñoom ñëpp su ma nee Serigne Cheikh Tidiane Sy bu Serigne Mansour tudd naa Habib tudd naa Mam Malick rakkam Serigne Mansour di papa di waajuram tudd naa Abdoul Aziz bàyyiwuma kenn seen yaay soxna Fatou Sy Mansour mooy magu Serigne Babacar Mansour ñu bokk ndey ak baay man ñu bari dañuy defe ne maay sama taawu pap waaye taawam Alaaji Mansour la ko tudde woon Mansour 1937 la judd waaye benn at la am nelaw xam ne kon affinité yi ñu am seen diggante ak mbëggeel ga ngooñ ci seexul xalifa sopp ko bëgg ko bëggante ci seen biir yàlla rekk leen ko mën a faye ngërëm te def na ko Sëriñ Babacar rekk moo leen ko mën a faye fay ga seen baay bëgg ci la ñu ànd ak moom continuer liggéey bi moo tax gaw ma ne nag yàqu ko dana yomb yal na yàlla doole saxal doole rafetal kànd gi Alxaaj Malick di suñu taaw ñu tudde ma ko mooy taawu Serigne Babacar Mansour a ngi fàttaliku keroog ba ñu ñëwee maa nga ca daara ji alquran laa yore woon kër Serigne Mbaye Mansour ñu naan ko Goolaan dafa nekkoon di jàng xaw nañu takku si lëf tuuti su ma xëyee daal naa toppatoo seeni adduwa ba 9h30 ma dem kër sëñ Lamine Kébé jàng ba ñëwee dama dokkale ma ne lu xew ñu nag gan ka yow lañ ko tudd ma ne keroog feet la ci man Haj Malick sama turandoo
tabarakallahu ñu ngi leen di ñu ngi jottali itam cant ak ngërëm ci njabootu soxna Assi Malick njabootu sama bàjjen Aseetu Malick njabootu sama bàjjen Farsi Malick macha allahu taala ngi nuyu bu baax njabootu magam comme ni ma ko jaaree Sidi Jamil jaare ko ci sëñ Mansour Cheikh Ahmed Tijani al Khalifa di leen nuyoo bu baax a baax a baax di nuyu Mam Malick di nuyu Abdou Sarr di leen ñaanal yàlla di ma ñaanal Serigne Cheikh ci ndigalu xalifa bi bu sëñ Mansour ak sëñ Mansour mi nga xam ne mooy taaw Habib si ak képp ku mu ko bokkal nag ñu ngi nuyu suñu ñaari doom yi di leen ñaanal yàlla Fatima ak Fatima bu Pape Malick ak Sayida Safiya ñu ngi leen di nuyu di fàttaliku toujours rek suñu mag ju baax ca Pape Malick fu ñu mës a ñëw maag Moustapha Sy góore bi woy burdu bi di jarbaatu mag ñi di doomu soxna na fi ak Papa Tall surtout Alaaji Seydou Nourou Tall Pape Khalifa daan woo leen Baye Malick yooyu su pap si jógee ca kaw a kaw mu ne ko say gana ngoog loolu lu yàgg la radiyallahu taala anhu barki bii rek maa ngi seetaan gàmmu Lavrar bi mujj a fekk sëñ Bay Si Mansour a ngi toog ci wetam ñoom Khalifa Niang ñoom Moustapha waxtaan fa waxtaan bu am solo ba mu paree macha allah Babacar magam di suñu taaw waxtaan fa waxtaan bu am solo loolu yàlla na yàgg njabootu Sidi Ahmed Sy di Abdoul Aziz mu Serigne Babacar bu nekk Ritière wala rii Amadou Assane Ndoye te suñu doom jiitu njaboot ga di ku baax lool muy Sidi Abdoul Aziz macha allah ñu ngi ziyaara njabootam ngeen may ma nag maam Umar Ndiaye bi toog di yore Asfiya ñu bari xamuñu ne yaayam Serigne Babacar Sy ko jur Xadijatu Si soxna Xadi magam ñoom maate maag moom magu soxna Xadi mi Serigne Babacar jur ak sama yaay Zeynabu Jaañ ñoom maase sama yaay Zeynabu Jaañ sama day la sama xarit la sama yaay Rama Jaañ bu Alxaaji Abba Sall ca Ndar sama waajur la moom itam macha allah ba di sant nag ministre yëpp parce que tudd nañu président Macky ak directeur de société yëpp bàyyiwul sëriñ bi bàyyiwul kenn ñëpp mi ngi leen di tudd mi ngi leen di sant ak établissement yëpp sëriñ baa ngi leen di sant borom société yëpp ak bu bokk ci réew mi di fi yëngu sëriñ bi ngërëmam ëmb na leen ñoom ñëpp ak reconnaissance am ci taxawaay yi ak jàppale gi ak ndimbal gi ñu bëgg nag mottali wax ji nag sëriñ bi moo wax de nee na mi ngi yëgal mbokk yi ak sopp yi ne leen sori nañu lool ci projet bi ci ndimbalal yàlla ak baaxam kilifa gi nekk ni di suñu rakk di Hadj Makhtar Cissé léegi nag li moo sàkku gannaaw bu mu santee ñëpp cant gu yaatu gi te matale mi ngi sàkku ci mbokk yi lu ñu mën a jàppaleeti njaboot gi te ñëpp ci bokk ci wàllu dimbal yi liggéey bi sori na lool waaye mi ngi koy wax rek di ko sàkku kenn ku nekk am bañ a xeeb la nga am ci ndimbalal yàlla bañ koo naw bari na lool lu aju ci projet bi ndax projet bi du dul jumaa ji kese te macha allah participation daal ñu ko def ñëpp
ba ci ñaan ba ci gi nag du xeebeel ba ci ñaan moo ëpp lépp ba ci ba fu ma ne ba ci ñaan rek mooy rawatina ñaan ñu ngi koy sëriñ baa ngi koy sàkku ñu ngi koy sàkkuwaat daayira yi nag muy góor ñi muy jigéen ñi muy jeunes yi muy association islamique yi mi ngi leen koy yëgalaat mi ngi leen di sant association islamique yi mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ci seeni taxawaay leen njabootu alxaaji Mor Gay Nayo bi di suñu mag di suñu xarit di suñu soppe yàlla na yàlla yokku leeram média yi yëpp nag ak coordination daayira yëpp sëriñ baa ngi leen di jotal cantam ak ngërëmam ak ñaanam yu dul àpp benn yoon yu dul dakk benn yoon ngeen baal ñu nag di tax ay ndimbal baax ay ñu lay fàttali dafa am solo ci jataay dafa am solo ci lu bu nit di waajale boppam léeg-léeg nga dem ba defe ne mat na rek keneen déy la wax la loo xam ne soo ko waxuloon ñu mel ne dafa am loo sofantal Seydi Aboubacar Mansour ñëpp la fonk sëñ Babacar Mansour ñu bari duñ ko xam ko yombul xalifa Canaba bi dem wax na ci moom yu rëy ñun daal ñu koy ñaanal daal mooy yàlla yàggal ko fi ba projet bi ci yegg ñu fekk ñun ñëpp bés ba ñu naan sëriñ bi woote na xalif neen tey la ñuy ubbi jumaa ji bés du ko dàq ci bési insha allahu taala bàyyiwuñu daal benn daayira benn association bàyyiwuñu benn daayira benn association fédération daayira yi association yi islamique yi nekk ci réew mi ñëpp ñu ngi koy yëgal itam doomu góor gi di soppee sëriñ Bay di léppam xalifa bi muy Mouhamad Baroud Sy di sàkku ci moom itam mu yëgal ko Cheikh Abdoul Mounim Az-Zeyn tabarakallahu caméraman yi ñoo tax yi fii nekkat ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yal na yàlla doole saxal seeni liggéey Maoumar jërëjëf Njaay ndax yow dañ la jur ndax sa yaay sëñ Babacar ko jur ñu bokk baay ñu bokk ndey ndax sa maam Seynabou Diagne daf ma bëgg lool da ngay gis ko naan ku ma bëggoon la ku ma liyoon la dee dindiwul dara yaram rek la ñu denc suuf waaye ruux ma nga ca kaw ruux nag day yëg sama papa Xaaji Cheikh Ndiaye Mabéy mas na dem di ziyaara ji almeeri ci Tiwaan dem toog na ci wetu bàmmeelu ba góor gi Cheybatu Fall jékki-jékki rek ngelaw lu rëy lu riir rek romb ko fa yëngal foofu dem ba mu demee wax ko Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu yàlla na yàlla taaj seeni barke mu ne ko kooku Cheybatu la léeg-léeg dafay ñëw ci àdduna am ñu muy tëjjanti delluwaat wallahi Maxtaar Mamadou Mbuub kontaan nañu maa ngi nuyu Maxtaar Njaay bu baax a baax di ko ziyaara moom tam doom la soppe la lépp la ñu ngi koy nuyu am na yitte am na taxawaay li nga xam ne moom la semb itam ci wàllu communication yàlla na ko ci yàlla dooleel barke yàlla na yàlla defal ko itam suñu jarbaat Youssou Ndour ndax maam Mari Seen maamam bi jur yaayam waa Tiwaawoon la Alaaji Abdu moo doon sëriñam gudd na fal nag di ñaanal ñëpp rek média yëpp di ñaanal rek itam kilifay lislaam bi yàlla bokku ñu boo leen doole aar loolu daal mbokk yi moom la ñu amoon ci kàddu ñaan yàlla doole ñu doole ndimbal boole ñu doole ndimbal ak mucc ak jaamu yàlla bu ñu nangu yow yàlla ñu ngi lay ñaan te yaa ñu gën a jege suñu jëmm yu allaha qul wa daril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali nitu yàlla ko dem na ba lap ci géeju yàlla dem ba fitti ni gisuma fi dudul yàlla kon boog
allah yàlla rek del qul waxal bul wax ma sàmmoo dem allah qul wa daril wujuda wa ma xawa bàyyi ne fi ñukk ñëpp ak lépp seen façon taabir yooyu expression yooyu suñ ko waxee rek sori nañu su fekkee ne da nga bëgg rek ak mata nga ca yàlla ku topp nit ñi ak seen i manqué da nga gàtt xel nda yow yaa gën a manqué ñëpp kenn matul ku dul yàlla moo tax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu foofu laay tëjee sama wax dofal ko ci ndigalu kilifa gi bésu zawiyam ba ca biir Dakar na ngeen wax Abdoul Aziz Ndaw boobu mooy président de l'Assemblée nationale doomu bàyyam la doomu Maam Mourad Ndaw la lépp te boobu muy président Assemblée nationale lépp lu ñu indi ci projet bu ñu mën a indi ci assemblée bi nañ ko lañ bët nañ ko seet ba xam lu muy julal réew mi amaam Allah rek yuuxu man nee naa foofa góor gi yuuxu ga ma na ma ko yëgee na ma ko dégg daal déggin mën na wuute ku nekk ak na nga ko firee waaye man daal yëg naan daal am na daal luñ ko ubbil bëtam sar bu gis loo xam ne daal xam na ne mënul ñàkk il faut que mu ñëw looloo tax mu yërëm ñëpp jooye seeni bët xaacoo seeni xol allah an yatadaraka na nahnu jamian bi lutfihi wa maghfiratihi wa ridwanihi hada billahi tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fa ya hayyu ya qayyum ya allah rabbana ilayka tawassalna bi khayril bariyati ya hayyu ya qayyum ya Allah rabbana ilayka tawassalna bi khayril bariyati فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ba mu jàppee ca mbiccal kaaba ga ca ajam ba moom Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu ñaan na fa ñetti mbir barab bu mu tabax mu nekk néegu yàlla mu fay jaamu suñu borom di fa sikkar di fa tudd yàlla ñaanoon na tam ak jàngukaay foo xam ni barab lay doon bu muy tasaare xam-xam di fa jubbanti nit ñi di leen jàngal xam-xam يسبح له فيها بالغدو والآصال. Cheikh El Hadji Malick yal nañ ko yàlla fayal ku wax jàkka wax daara ku wax jumaa wax daara Seydina Mohamed ne woon na sallallahu alayhi wa sallam al madaris qabla al masajid bala ngay tabax jàkka na nga tabax ku fa dem ba noppi. Cheikh El Hadji Malick nag fondation mooy lii ngeen fekkee tabarakallahu te mooy daara fii mooy daara Cheikh El Hadji Malick fii mooy zawiya Cheikh El Hadji Malick. ñaanoon na tam barab boo xam ni daf fay bay ngir tuur ñaqam ci la ñibbisee Ndar nag def fa diir doog a dem Tiwaawan dem bu njëkk loolu mi ngi tombeek atu 1897 radiyallahu anhu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. maam Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu bi mu ñëwee xam na ne ay mbokki jullit ñoo fi nekk te ay jullit fu ñu dajee dañuy soxla barab boo xam ne dañ fay war a dajee di jaamu yàlla
te sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee Makka ñëw Madina li mu njëkk a def mooy tabax jàkk tabax juma. loolu moo tax bi mu demee ba installé ak mbokk yu baax yi mu ko seqaloon te ñu nekk fii ci biir Tiwaawan di ay kilifa di ay boroomi xam-xam di ay nawle mu waxtaan ak ñoom ne leen daal suñu itte yëpp moo dinañ fexe ba tabax juma joo xam ne su àjjuma jotee danañ fi tasee ñun ñëpp di jox yàlla li mu moom. ba 1903 ci la déposé am autorisation ñu may ko ak kilifa yi ñu tàmbuli liggéey bi mooy juma ji nga xam ne bii moo nekk ci suñu ginnaaw ngeen di gis tiwil yi mu tabax ko ak mbokk yi mu ko seqaloon ba 1904 ci la yàlla def ñu inauguré ko juma jooju nag bi mu demee ba sëriñ Babacar Sy ñëw radiyallahu taala anhu am na lu mu ci yokkaat ak Cheikh Alhaji Mansour bi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ñëwee radiyallahu taala anhu ne ku yokkul yaa ngi wàññi Tiwaawan gën na yaatu gan yaa ngi gën di ñëw mbokki jullit yaa ngi gën di ñëw war nañoo taxawal juma joo xam ne bii dana gën a tolloog dimension dëkk bi ci la ñu nag jële initiative ne nañu teg pose premier pierre pour yokk juma ji. Seydou Bakar ne mi ngi yëkkati kaddu nag goo xam ni kii fi jóge léegi di Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo ak Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour mii toog ak Serigne Babacar Moulay Abdou Aziz mii toog ak ñoom seeni rak ñoo ko sant ni naa ko jotal nit ñi ndax lu ñëpp bokk la yëfu yàlla du tardé dafa am fu ko yàlla soxlaa mu di affaire juma Tiwaawan ji. appel bi nga xamante ni nag moom la xalif général di def dafay mel ni luy awu appel bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala joxe appel bu njëkk bi yàlla daf ni buñ leen wooyee ci leen di dundal ngeen dem wuy ji. or lan mooy dundal doomu aadama yi waxuma lan mooy dundal jëmmi doomu aadama yi mais lan mooy dundal doomu aadama yi moom mooy seen roox bi leen di dundal jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla googu la li koy symboliser moom mooy jumaa yi jumaa yooyu ne yàlla dafa woote waat ni bu ñu leen woowee ci waxtu juma na ngeen dem wuyu ji kon ku woote jëmale ko ci juma jëmale ko ci nit ñi jëm ci li leen di dundal ci wàllu luy dundal seen rox woote boobu nga woote du sa woote bopp mais dafa mel ni luy aw woote yàlla ba pare yaatal ko c'est un écho à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. suñu baay Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér nammee yeggali liggéey bi nga xam ne moom la ay baayam ak tàmbali woon bi ñu laajee suñu xalaat dañ ko ne li ñu war a jëkk a def mooy seet dëgëraayu bâtiment bi parce que bâtiment la boo xam ne toog na ñeent fukki at ak ñaar mënoo xëy rek dal ci am na ay pexe ki jumtukaay yoo xam ne war nañ ko def pour lenn lu nekk ñu xam ko. bi ñu ñëwee di toj dafa ñu ne toj du tabax li ma la ko mën waxee moo tax ni nga gisee chantier bi dama koy répéter souvent dañuy toj dañuy tabax dañuy xalaat yëpp en même temps ci ndigal looloo ñu indi fi ñu toll nii ñoo xam it objectif boo xam ne bëgg nañ ko respecter. ba pare itam ñu xalaat léegi nii ci defar bâtiment boo xam ne bu méngoog jamono la tout en respectant ñu fexe daal tënku ci li nga xam ne moom la fi mag yi tracé woon bàyyi ñu bañ koo jël rek sànni daal ne ñun am nañuy pexe yu bees am nañ gis-gis yu bees am nañu xalaat yu bees ñu def ko. looloo waral ci biir liggéey bi mu am ci yoo xam ne dañ ko waroon a dindi parce que am na ay fer yoo xam ne yu yàqu la woon am na ci amoon na ci ay yàqu-yàqu xam ne dafa yàgg ñu war koo defaraat te itam am na place yu bërëb yoo xam ne comme fi ñu jagleeloon jigéen ñi biñ ko xoolee dafa tuuti moo taxoon il faut que ñu jox leen espace bu gën a yaatu looloo indi liggéey bi ñu nekk nii ci terrain bi ñu nekk nii nga xam ne liggéey bi léegi partie yu bale la dafa am jumaa bu mag bi nga xam ne moom la suñu turandoo rëddoon moom ci boppam ci tànk boppam la ko rëddoon mooy jumaa ji fa mu yemoon ba mu koy rëdd ñu yemale ko fa bañ cee yokk centimètre
mais nag ñu daal ne léegi jàpp nañ ne léegi fii mbir yi toll ci adduna bi war nañ mën a def dal yoo xam ne plan mu gën a kawe la ñu yokk dal bi utal jigéen ñi jumaa bu gën a yaatu ba pare nag li nga xam ne parce que jumaa bu njëkk ba dafa amoon mezzanine dafa amoon ñaari étage maanaam ñu dindi benn étage bi pour mu gën a siggi léegi nag la ñu génnee foofu ñu defaraat feneen foo xam ne nit ñi dinañ fa mën a nekk looloo waral léegi ñu am salle de prière principale bi moo nekk ci gannaaw nii ak arche yi li ngeen di gis nii mooy li ñu fi defaroon depuis 1978 fa lañ ko bàyyi fii ñu nekk nii mooy li nga xam ne mooy jumaawu jigéen ñi moom liñ ci yokk nga xam ne léegi lii nii dafa war a ñëw sës ci moom fële ci ñuy nit ñi nekk di kule foofu mooy li nga xam ne dañ ko yokk ci jumaa ji. capacité bi ci biir laa wax te boolewuñ ci galerie yi circulation yi lu jëm ci 15000 jëm 16000 personnes mën nañ ci nekk mooy li nga xam ne c'est couvert wuute naag 12000 mètres carrés yi nga xam ne mooy esplanade bi mais esplanade bi aussi deuxième projet daf ci am boo xam ne dafa am ay parasol comme yu nekk Médine yoo xam ne yooyu yëpp ça va couvrir donc entre 15000 yi ma la wax 15000 personnes boo ko yóbboo fële ci esplanade bi dina ëpp presque 20000 personnes waaw donc le total daal soriwul doubler 15000 personnes yi nga xam ne ñoom nekk ci biir. lii doon nag jumaa Seydi Hadj Malick moom la ñuy tàmbali nii moom dañ ko bëgg ëmb ba pare tegal ko coupole ba pare li ci biir jumaa ji nga xam ne suñu maam a ko fi defaroon ñu bàyyi ko parce que ñii ñëw ëllëg mën a gis ni mu ko defaroon ak ni mu meloon ñu bañ cee laal dara dinañu fexe noo xamee ne nii dinañ ko gën a ñoŋal mais duñ ci soppi dara duñ ci dindi brique delluwaat brique luñ ci dindi rek dañ koy na mu meloon lañ ko fay delluwaat bu ñu teggee tuile dinañ fexe ba tegaat fa tuile ba. fi ma taxaw ni ligne bi ngay gis nii mooy direction xibla bi mooy axe mosquée bi moo ñëw ba nii li ngeen di gis fii ci kaw mooy fii mezzanine bi ne woon mu suufe nekk 6 mètres fii ci biir mooy coupole bu mag bi du centre jumaa ji mais moo nekk ci kanam parce que li nekk ci kaw mooy bâtiment yi ci nekk ak minaret bi mooy deuxième coupole bi nga xam ne moom lañ fi fekke woon ñu toj ko aussi defaraat ko côté bële li ngeen koy gis mooy bu jigéen ñi moom it am na yeneen ñaaru coupole ñu yegg si juste ci axe de coupole bi nekk ci kaw jumaaw Seydi Hadj Malick ñu dellu si li ñu yokkoon ci jumaawu góor yi nga xam ne moo newoon ci place su mezzanine bi mu nekk benn coupole fii bi ñu kuule nii ba pare ak beneen bi ñu kuulee nga ne ak bi ñu war a kuule nii ñu continuer ne le am beneen minaret bi. li neex a gis fii mooy lii yëpp dañ ko war a rattaché mu ñëw ci beneen jumaa ji bi nga xam ne moom lañ fi fekk lii mooy partie bi ñuy yokk ci jumaawu góor bi moo commencé ne le ñëw ba yegg si fii daal yi ngeen di gis ni mooy daalu 14 mètres yi nga xam ne coulé nañu une bonne partie avec les poteaux qui sont des poteaux de 80 parfois tout ça avec le dallage qui est déjà fait bi nga xam ne def nañ ko bu ñu jaaree nii ma wan leen coupole bi donc li ngeen di gis fi mooy coupole bi nga xam ne moom la ñu dessiné buñ ko dessiné ba pare moom la ñu commencé coupole yu toll nii et à 14 mètres am nañ ci ñeent am na bii am na beneen bu nekk ci jumaawu góor ñi ñu yokk muy ñaar ak ñaar yi nekk ci côté jumaawu jigéen ñi ñu yokk li ci des nag ngeen gis fële mooy place minaret bi nga xam ne moom la ñuy def ak esplanade bi commencé ñëw nii galerie bi nga xam ne mooy galerie mosquée bi moom la ñu reprendre déjà ngeen gis ko nii avec ay console donc mosquée baa ngi ci biir on a une galerie d'une largeur de 6 mètres à peu près li ngeen gis fii mooy marché yi ñuy duggee mais ni ñu leen ko wane aussi pour handicapé ak yi am fauteuil roulant sax mooy rampe d'accès yi nga gisee même su fekkee ne 4 marches moo fi nekk rampe d'accès yi nii lay demee
mosquée Sidi Hadj Malick commencé nañu poteau yi nga xam ne au total diamètre li koy wóor c'est à peu près 30 mètres fii la jumaawu partie bi ñuy jagleel jigéen ñi moo jóge ci poteau ba la ñëw nii tourné continuer moom la ñuy def daal bi nii bu ñu paree coulage bi aussi c'est autour de 14 mètres comme ni ngeen ko gisee fii. jumaa ji lépp dañ koy climatiser dañ fiy def ñetti centrale de climatisation yoo xam ne jumaa ji yëpp la ñuy climatiser ba toilettes yi dañ koy climatiser toilettes yi dañ koy enterrer d'abord moo ëpp sutura waaw nit ñi di moo ëpp sutura ensuite boo ko enterrer da ngay récupérer espace fa toilettes yi nekk ci kaw nit mën na faa ne donc looloo tax toilettes yi dañ koy suul ci angle ba fële lay ne dañ koy suul pare nañ plan yi foofu ñu gas noonu boo leen bi ngeen di dugg bi ngeen foofu ñu gas foofu la ñuy def toilettes yi mu am partie boo xam ne lii nii jigéen ñi seen toilette lay jege góor ñi seen toilette du ñu daje fenn ni ñu organiser circulation yi ci jumaa ji duñ daje fenn jigéen ñi ak góor ñi du ñu daje bu ñu toogee fii di julli góor ñi du ñu gis jigéen ñi jigéen ñi du ñu gis góor ñi itam. doo duggee ci biir jumaa ji li ngay jëkk daj dafa suufe woon torop kilifa gi nañu dafa bëgg mu li ñu koy wax mu siggi mu dolli si it wax ñu ne suuf si daal bi dafa xawoon a suufe par rapport ak li nekk ci biti li ko waral mooy jumaa ji moo fi jiitu tali yi bi ñu tabaxee tali yi nag mu jóg jumaa yi gën a suufe mu indi problème mu sax ndox bu ciy dugg canalisation aspiration centralisée bi ñu doon wax ci kaw daalage yi ngeen gis ni lay nekk donc distance bi nga xam ne moom la ñu gis léegi ci côté jumaawu jigéen ñi ba fële mooy salle de conférence bi fi nekk ak li ko commencé fii bi ñëw yëpp mooy esplanade bi mooy wër continuer li yëpp ci esplanade bi la bokk léegi ñu war a wax tuuti ci li ma leen doon wax sànq boo yegsee fii ci minaret bi voilà li ko waroon yëpp te nga xam ne dañu waxoon dindi nañ ko mooy escalier ko wër mais noyau central bi nga xam ne béton la de 60 moom moo nekk na la ci kaw si la ñuy rattaché waat escalier yi ak finition bi ànd ak moom ba ci kaw doom bi koy finir door a ñëw ni jumaa ji tëggoo dafa mel ni nga boo yegsee fii ni ngay gisee ci biir jumaa ji noonu ngay gisee bâtiment wu Sidi Hadj Malick exactement même su fekkee ne couvrir nañ ko perception bi ni nga koy gisee ci biir moom moo koy gis ak tuilam nii parce que amul dara lu leen séparé ci partie bi nekk ci kaw. am na lu ñuy wax tourisme local am na ñu bari ñu fiy ñëw xëy na ni feebar bi demee ci dëkk bi moo tax mais naka jekk da daan am ñoo xam ne dañuy ñëw di ziar et cetera et cetera maintenant nag looloo tax ñu bëgg lii nii bu ñu paree ñu jublu ci li nga xam ne dina permettre mu nekk ñu def li ñuy wax un tourisme religieux ou tourisme culturel. am na nag ay bërëb waxtaan ñu ngi ciy waxtaan ak kilifa yi ngànk dëkk bi loo xam ne lii war nañ ko def benn bi li ci ëpp solo mooy jumaa ji ak esplanade bi. aménagement extérieur bi maanaam esplanade bi ak li nekk ci ginnaaw jumaa ji sax loolu yëpp bokk na ci xalaat bi mais dañ ne woon nañ ko def par étape. parce que objectif mooy lu fi mag ñi bàyyi woon duñ ci modifier dara dañ koy def intégralement ak luñ ci mën a yokk ci étendue ak lu jamono laaj tey fii ñu nekk xam nañ fu ñu jëm ku ñëw si jumaa ji xam nañ ñu ngi avancé lool xam nañ suñu planning ci incha allah rabbi suñu ko yàlla mayee duñu taxaw. dañu articuler projet bi ci juróomi composante bi ci jëkk mooy édification mosquée bi mooy bi ñuy wax ni donc deuxième composante bi mooy aménagement wu esplanade boobu ngay wax muy plus de 16 000 mètres carrés plus d'un hectare et demi ñu war ko aménager war ko couvrir ak des parasols mécaniques yoo xamante ni architecte bi def parasol yi nekk Médine moo koy def ci même standard yi. troisième composante bi moo ñu fexe ba li ñuy def tamit inscrire sur des normes de durabilité et des normes environnementales ci loolu tamit ci la ñu xalaatee créer les conditions d'une autonomie du projet de l'esplanade des mosquées et du cœur
du cœur de ville pratiquement de Tivaouane, ñu créer une autonomie énergétique de cet ensemble, mais aussi une autonomie en ressources hydriques. Donc ndox ak courant wax dëgg neex yàlla ñu am ko sur des bases yu ñu autonome ba pare nag mu nekk ak énergie bu propre ñu prévoir fa énergie solaire. Quatrième composante bi mooy loolu yëpp ñu takk ñu inscrire ko ci dans l'ensemble environnemental du plan d'urbanisation de Tivaouane mooy ñu articuler projet bi du point de vue de l'assainissement, de la voirie ak li ko wër yëpp ñu articuler ko nag ci plan d'urbanisation yi nga xamante ni nag loolu autorités yi moom dëkk bi ak autorités yi doxal Tivaouane loolu la ñu bëgg dëppalee Tivaouane ak bëgg-bëggu sëriñ bi ci mujj composante bi ci mujj muy juróomeel bi mooy ñu fexe tamit nag bu loolu yëpp pare ñu am benn modèle économique d'entretien de l'ouvrage. Budget bu sincère bi ñu ko def ça tourne autour entre 13 et 15 milliards moom la ñu war a am. et wax dëgg neex yàlla pas-pasu taalibe yi ba fi mu toll nii am na jéego yum ci des mais des na nag. dara xëyul sotti wala fi dañ naan ndar xëyul sotti ci benn fan su xalifa bi wootee pour que ñu ñëw indi suñu jëmm ak li nu yàlla may delloo ko borom bi subhanahu wa taala du pour une bonne fois pour toutes mu jeex gis nga yàlla nga xam ne mën na lépp. dañu naan moom mooy borom kun fayakun innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mais yàlla musul wax kun immédiatement yëf yi am yàlla dafay wax kun dawal processus bi dafa bind asamaan ak suuf ci juróom benni fan du soit rek asamaan soit daal di nekk ni soit rek suuf soit daal di nekk dafa bind asamaan ak suuf ci juróom benni fan donc am na un processus une planification. dañu war a monter en puissance ci at mii ñu jëm ci mobilisation ressources yooyu dara waratul taxaw fexe nañu ba ci li ñuy def projet bi ñu dépouiller ci corbeille de collecte bi taalibe yi yor ñu génne ci toutes les charges connexes frais d'agence fonctionnement u Jamaatu Nuur communication yi nga xam ne jëmul directement ci tabax jumaa ji donc taalibe bu jotal yéeneem du dem fenn lu dul ci béton xeer lu jëm ci tabax jumaa ji leneen lu jëm ci ay frais connexes donc on a une stratégie derrière pour lu koy jël en charge sans mu laal corbeille de collecte taalibe yi nga xam ne mooy këru ressources yi dem ci kii bi war a nekk lu barkeel dem ci liggéey bi. ñu jàng économie yëpp xam nañ ne réaliser infrastructure dafay créer emploi. jàkka ji entreprise bi koy réaliser entreprise sénégalaise la boo demee ci chantier bi ay ouvriers majorité bi ñu dëkk Tivaouane ñoo fa nekk et là dans cette phase active bi ñu nekk nii techniciens yi dinañ leen ko wax nous sommes à 250 ouvriers actuellement sur le chantier avec une montée en charge prévue dans une ou 2 semaines à plus de 400 ouvriers sur le chantier ak benn système 3x8 xam ne dañuy liggéey guddeeg bëccëg loolu yëpp nag liggéey la pour xale Tivaouane sans compter nag li ñuy wax ci transfert de compétences yi formation bi ñu leen defal pour les nouveaux métiers d'entretien ci ouvrage boobu bu ñu paree wëlbatiku di fa liggéey. am moo gën a yomb téye loolu mooy le legs li ñu la jox li nga am noo koy téye ñu bari donn nañu mbir te téyewuñu ko donc ci téye googu la je pense que ci la ñu war a mën a dégge woote bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla yokk wér ak gudd fan woote bi mu woote. bi ko sunu maam Abdoul Aziz yëkkatee liggéeyu jumaa ji bari na ci ay bonne volonté yoo xam dañoo taxawoon pour coobarewu pour jël liggéeyu jumaa ji en charge lépp clé en main mën nañ ci tudd ku mel ni rahmatullahi alayhi Alaaji Jili Mbay ku mel ni buuru Maroc waaye góor gi ci bëgg yoom yaatalam mu ni su sañoon liggéeyu yàlla la képp kuy jaamu yàlla da ciy dugal loxoom.
maam Cheikh Al Hadj Malick bi ñuy tabax Zawiya Ndar daf ne bañu ma ba jigéen foq mu sóoram jox ma ko man Malick ma jaay ko def ko ci néegu yàlla bi. nit dana am xalaatam na ko ci dugal nit am xam-xamam na ko ci dugal nit am dooleem na ko ci dugal nit am alalam na ko ci dugal. yàlla xeebul yéemul ki def lu bari yàlla kontaan na ki def lu tuuti yàlla kontaan na ki amul te yéene sax yàlla dina ko fay incha allah. yow mi dëkk Sénégal li tax ma wax Sénégal mooy sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh ku dul jullit tuddi na ko tur jumaa jiit ku dul jullit dugal na ci loxoom. woote bii day woote boo xam dañuy bëgg ku ne defaat ci ndax loo xam ni bu àggee di fierté àddina bépp taalibe ak bépp jullit lu ca waay def da nga ko war a xeeb. dañoo bëgg ñépp def ci seen loxo kenn ku ci ne miraasal sa bopp def ko ci. jumaa ji nag moom lu fa yow lu ci waay defee sa bopp la nun di amul ko àpp yegg rek caabi yi ñun daal caabi yi la ci caabi yi lay laaj lan la ñuy laaj moom lay joxe wax naa ko sëñ Baye Sy Mansour keroog ba njëkkee toog ca kër Makhtar Cissé booba juróom-ñaari dina jox ma juróom-benn man ko jumaa ji man at naa ci sama kër samay kër yu ma am ma jaay def ko ci. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والقدم لما سبق نزرق بيقين والذي نزرك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية لا بد من شكوى إلى الله كربتي ما لي غير الله جابر كسرتي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes jamaatu nuur al sunniya kuréel gi mu dénk liggéeyu jumaay Tiwaawan moo yëgal jullit yi yoon wi ngay jaar ba jotal sa yéene ci liggéeyu jumaa Tiwaawan boo dee client Orange Money dièse 144 dièse 5 étoile 412 691 dièse bu fekkee da nga nekk ci Expresso e-money da ngay def étoile 444 étoile 31 étoile def 11 defaat 11 def 77 def dièse bu fekkee da nga nekk ci Free Money nga def dièse 150 étoile 4 étoile 6 étoile 47 70 dièse boo dee client Wave la defal application bi wala nga def transfert ci numéro bii 78 461
50 50 bu nekkee client Wizall Money compte bi mooy 78 461 50 50 wala ci numéro collecte bi nga xam ni mooy 15 050 bu dee da nga bëgg a def chèque donc koy def ci turu Jamaatu Nour al Sunniya ci compte bi nekk banque islamique numéro compte bi mooy SN 079 34 101 25 11 24 02 50 01 48 boo nekkee ci diaspora bi am na compte BHS numéro bi mooy SN 039 010 01 06 45 98 79 08 00 38 bu dee da ngay am carte bancaire mën nga koo def ci plateforme bii ci internet bi www.grandemosquetivaouane.com mbokk yi jullit yi rawatina ak taalibe yi yoon wi ngay jaar pour jotal sa yéene ngi noonu boo ko defee dina egsi ku ci bëgg yeneen leeral da ngay woote ci numéro téléphone yii ma lay wax 33 876 49 87 78 461 50 50 kon mbokk jullit yi mbokki taalibe yi yoon waa ngi noonu wóor na yomb na te leer na salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. إلهي توبة قبل المنون fàttali nag sunu wajur woowu ak kilifa googu li mu daan fàttali muy juróom yi rek sunu diine ndax addiinu lii wax dii la yàlla wax diine man dong maa ko moom kenn bokk sunu tariixa sunuy daayira sunuy métier sunu yoon te sunu diine sunu tariixa sunu métier sunu daayira sunu yoonu Tiwaawan diine sunu tariixa sunuy daayira tey ak sunuy métier ak yoonu Tiwaawan nu bañ a fay ndaxte lii moo di juróomam yamu daan banku loxoom di ko wax luy dayo coonoom gaa yi am ci di lay war waa Asfiya di leen sant seen liggéey rafet na yaatu na macha allah lépp loo xam ne réeroon na ci ay document moo réer ci ay dossier wala ay enregistrement yoo xam ne nit ñi masuñu ko dégg xanaa bañ ko déggee xëy na yàgg na fàtte nañ ko dundalaat nañ ko revitaliser ko ba ñëpp di ko jariñoo lii nag kër Alaaji Maalik yëpp a ko bokk diina ji yëpp a ko bokk tarika bi yëpp a ko bokk ndax wutiwu leen beneen xabaar wutiwu leen chroniqueur amu leen leneen moom daal image yi diine la waxtaan wi diine la kooku nag tasaare diine ak wax lu yàlla wax waxu yonent bi lu mu wax nga di ko tasaare sa liggéey tuutiwul du woyof sunu diine sunu tariixa sunu métier sunu daayira sunu yoonu Tiwaawan ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف مولدنا ومولده بشرف مولدنا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف مولدنا ومولده بشرف مولدنا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف
fekk na boobu Cheikh Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu anhu nekkandi woon fii